ci mbiru François Mancabou li ma ciy njëkk a taxaw Papa Ngagne te yaakaar na mooy li gën a am solo mooy ñun sénégalais yépp war nañu tey am njàqare war nañu laajaat fan la suñu réew toll fan lañu toll ak lan moo ko waral lan moo indi lii ak fan la ñu jëm bu lii continuer Papa Ngagne mën naa jóge ci sa émission bii ñibbi sama kër Macky Sall jàpp ni dama fay wax lu ko neexul mu yebal ay nit procureur na bu ma waxee moom nag du moom moo koy def wala dana ko wax ministre de l'intérieur de la justice am mu wax ko procureur de la république parce que noonu la ñu toppante te loolu bokk na sax ci réforme yi ñu bëgg a def pour libérer complètement justice sénégalaise mais Macky bu jàppee ni man def naa ko offense tey mu wax ko ministre de la justice yebal procureur dañu naan dem leen jëli ko. mais xam nga liy offense. dañ naan dem leen jëli ko mais xam nga liy offense amul lu ko gën a nekk fourre-tout. waaw mais xam nga ko. xamuma ko fii ñu mais xam nga ñaari baat yoo xam boo ko waxoon tey nga dem fanaani kaso. xam nga ko xam nga Papa Ngagne. non mais xam nga ko. xam nga Papa Ngagne. waaw offense. mais xam nga ni am na ñaari baat. kese boo ko waxoon léegi jëmale ci président. bokk na ci suñu programme. waaw loo xam ne lii. dañuy supprimer. le délit de l'offense au chef d'État. ñu dañ koy dindi complètement. loolu di baax na loolu. dañ koy dindi complètement mais na ngeen ko def pour wax la rek. na ngeen ko def de Macky Sall mi ngeen di wax tey. lii discours bii ngeen amoon rek la amoon na. wax def ko dinaa ci ñëw mais na ngeen ko fexe defal loolu. ok c'est important dinaa ci ñëw. ok na ngeen fexe def ko pour wax la rek danañ ko def. mais pour wan la ni mën naa ñibbi sama kër ñu jaaree noonu ñëw jël si Cheikh Tidiane. mais gisaguma ku ko def yóbbu ko. Papa Ngagne loolu mooy li doy waar ci réew mi tey. ñu yóbbu la nga jóge sa njaboot dara jotu la bàyyi sa njaboot ak say doom ñu yóbbu la garde à vue ci commissariat garde à vue mooy fañ la tëj ñoo ngi lay seet. dëgg la. dara waru la faa dal. dëgg la lu ñu gisul. dëgg la. boo dowoon di bëgg a mbëkk mur sax war nañu ko mën a gàttandu wala ñu bàyyi ko wala même boo ko defee. dëgg la te diw bëkk na mur colonne vertébrale am yàqu. nañu waxante dëgg. dafa am insécurité judiciaire. am insécurité tout court humaine. ci biir réew mi. d'accord ñu yóbbu la. garder la à vue. def la liñ lay def nëbb la sa famille nëbb la say avocat ba amuñu lu dul mu nga hôpital ñu ñëw mënatuloo dara nga nekk log humaine ñàkk sa bakkan ñu dem suuli la. ban réew dañ ko daan dégg ci yeneen réew ñu naan am na feneen Afrique wala yooyu ñu koy naqarlu naan ñii duñu ay démocrate wala duñu respecter justice wala droit de l'homme. d'accord tey moo dugg suñu réew. Mancabou loolu mooy li ci gën a yéeme. gis nga torture loolu nag message la bu may adresser les forces de défense et de sécurité. Convention internationale contre la torture. dafa bind lu clair lu net ni bépp agent buy def torture quelle que soit circonstances yi. mënuloo laqatu mukk ci dañ la jox ordre sa supérieur moo la jox ordre. convention internationale moo ko dàq. d'accord tey ñii def lii François Mancabou bu leen Sénégal jàppul def leen la mu leen war a def nañu xam ni justice internationale dana leen jàpp daan leen. man li ma dégg mooy defuñu ko dara man loolu laa dégg. yow yaa jàpp ni am na lu ñu ko def ba mu ñàkk bakkanam. xam nga Papa Ngagne. Cheikh xel lu mu mën a nangu. lenn laa d'accord ak lu mu mënut a nangu. waaw garde à vue ci cellule commissariat xam nañu nu mu toll. nga bëgg a gëmloo sénégalais yi nii am nga vidéo. non li ñuy wax nii c'est génn fekk jël na mandat de dépôt bi muy xew. xam nga li ñuy wax nii fekk na jël na mandat de dépôt loolu kaso la ko fekk. xam nga Papa Ngagne. waaw du ci garde à vue. xam nga Papa Ngagne. waaw li ma lay expliquer mooy. ok ak loo mën a wax. ok ñi la jël si sa kër. ok dañ la naan sax yaa ngi ci loxoy buur. waaw ña la yor. wax dëgg yàlla foofu war a gën a wóor. ñoo war a assurer sa sécurité loxoy buur a war a gën a wóor. lu la fa dal ñaara ci mën a nekk. d'accord ñoom ñu def la ko. ok wala nga koy def ñu seetaan la. te non assistance à une personne en danger. tout à fait loolu d'accord naa ko ak yow. foo ko jëlee daanu nañu. ok ci leneen lu ma bëgg ñu ñëw ci mooy wax nga ko léegi finance su Yewwi yow yaa ko yor fan yële si ginnaaw gis nañu ngeen def benn taxaw ci seen i xaalis. Kopar Express bi. non lu jiitu loolu. bilan financier bi bilan financier bi nga xam defoon ngeen ko. mu tolloon ci. 245 millions. 245 millions mooy li ngeen xam ni moom ngeen collecté woon wala moom ngeen financé. dañu collecté 245 millions dépensé 244 millions et quelques donc ay tuuti weccit moo ci desoon. d'accord mais collecte boobu. mooy c'est-à-dire montant bi mooy li officiel amu ci loo xam ni dafa officieux. li ci officieux day xaw ma ko parce que man du ma dox ci lu officieux. non damay laaj rek. waaw xam nga ñaara mën a am. waaw tontu bu gàtt lay doon. li ñu wax mooy li commission des finances géré xam nga campagne surtout locale du rek ñun commission des finances bi ma géré conférence des leaders
li ñu collecté mooy financer tournée yi leaders yi. mooy financer meeting de campagne yi. mooy financer commission communication. yi ñuy def ak réseaux sociaux yeeg yi ñuy jënd ak yooyu. mooy financer quelques départements yu ñu jàppale parce que amuñu woon xaalis bu bari bu ñu mën a dimbalee département yëpp ñu bari dañ ñoo ñaanoon ñu jàppale leen. amuñu ko am na 22 départements yoo xam ne joxuñu leen lu dul 500 000 ci opération électorale yi pour ñu jox ñi nekk ci bureau ak centre de vote yi loolu mooy li ñu gérer ci biir commission bi waaye xam nga ni commune sàngam bu am candidat am ak équipe électorale am ñuy dugal seen poche di dépenser mënuñu ko woon xam mënuñu koo gérer. beneen commune ñaata commune a nekk ci réew mi bu ci ne am na ay candidats yu financé seen campagne yu bopp. moo tax ñun suñu bilan financier mooy rek le niveau national. meeting bi nga gis ñu def ko Ziguinchor bi ñu def Mbour bi ñu def Dakar ainsi de suite yooyu mooy yi ñu financé ci loolu. ak législative yi budget bi ci nu mu toll. budget bi 155 millions donc moo gën a tuuteeti. 155 millions. ñun ñu transparent lañu. ñu ngi yaakaar am ko matagul nag moo tax Papa Ngagne ñu ngi ñaan bépp citoyen même yow mi bëgg nañu ko yow lu mu tuuti tuuti Kopar Express nag amul problème kenn du xam sax ni yow la. moo tax ñu ubbeeti Kopar Express bi. ñuy sant di gërëm sénégalais yi ci yaakaar bi ñu am ci ñun te di ko manifester tout le temps ci ni ñu koy wane. parce que bi ñu ko ubbee vendredi la romb nañu 25 millions fi mu nekk nii en tout cas soreetuñu ko bu ma ko woon ubbee woon léegi wan la parce que dañ koy gis tout le temps automatiquement. boo ci dugaloon 10 000 ñu gis 10 000 bi dugg ci romb nañu 25 millions xam nañu ni sénégalais yi yéene woon nañ ñu mu gën a gaaw parce que yi ñu daan def moo gën a gaaw. waaye keroog rek maa ngi wax ak sénégalais yi di ree naan leen lii ngeen ñu jox xeebuñu ko. ndax xam nañu ni dañu génn ci tabaski. te xam nañu ni dëkk bi neexul kenn amul xaalis. donc 1000 francs yeeg 2000 francs yooyu ñu ñuy jox ba ñu tellu tey ci 25 millions ñu ngi leen ci sant di leen ci gërëm. di ñaan lu ñu ci mën a continuer ñu continuer parce que ñu ngi ciy xaar 50 millions. xëy na mën naa bañ a mat parce que nag nangu naa ni tey xaalis amatul daana gën a gaaw waaye bu ñu yemoon sax ci 30 ma xam ni loolu la bu ñu demoon lu ko ëpp ñu jël leneen li. xaalis boobu jotaguñ ci parce que koppar dañuy bàyyi ba suñ ko soxlaa ñu def demande ñu jox ñu liñ ci soxla leneen li mooy suñuy contribution bopp Yewwi Askan Wi laata muy laaj sénégalais ni leen jàpp leen ci te loolu ay jeunes ñooñu ni gaaw leen ubbi ko ñun dañu bëgg a dugal suñu mbir ci seen campagne ñun ñooy njëkk a contribuer dañu ni parti bu nekk ak mouvement maximum 15 millions minimum 1 million boo mënee indi 100 millions nag ñu jël waaye xam nañu ni opposition nit ñi amuñu lu ñuy contribuer yenn yi. maximum en tout cas pas opposition bi ngeen doon de parce que li ñuy gis. ñun de li ñuy gis opposition bu bari xaalis la ñuy gis. ñun de li ñuy gis ci ay oto. ñun de li ñuy gis ci ay déplacement. ci ay carburant. kaay ma tontu la. carburant bu fa nekk man mi maa ko jëndulu fu ñu dal maay fay hôtel bi lu ñu lekk maa koy commandé commission finance ak sama équipe ñoo koy def donc man xam naa li ne ci campagne bi. lii ñuy daj man xam naa ko fa ma leen bàyyi Kaolack di dellu si fii Dakar ak fa ñu jëm ak la ñu leen bàyyee pour ñu continuer caravane bi man xam naa ko donc lu nit ñi mën a wax ñun duñu ébranler parce que xam nañu te ba ci centime mën ngeen ko justifier. xam nañu ba ci mais def nañu ko local yi ñu génn def nañ ko def ko ci internet ba pare ni leen les preuves sont disponibles à la demande facture yeeg. leneen yeeg collecte bi fi xaal fonds yi fi muy jógee di ñëw. waaw xam nga ñaari fi muy jógee di ñëw. non ñaari collecte rek la benn bi mooy bu man Cheikh Tidiane Dièye bu ñu nee avenir Sénégal bi ñu bëgg dugal na 1 million parce que loolu la man dañuy bind ne avenir dugal na 1 million bu keneen indee 3 millions ñu ne parti sangam dugal na ku am 15 millions boo indee ñu bind ñu calculer. collecte Kopar Express bi lu tax ñu jël ko rek moom cette fois-ci c'est parce que transparence totale la boo xam ne bu ñu paree dañuy mën a tirer fichier Excel ñu ne diw ca Paris. yónnee na 100 euros lii mooy numéro téléphone am parce que dafa am ay loi sur le financement des partis politiques ñun dañu ko fexe ba du ñu mën a daan ci dara Kopar ay sénégalais moo tax loolu tamit ñu ciy saluer le génie des jeunes sénégalais ay sénégalais kese ñoom ñoo créé système boobu di Kopar Express te tey lu ne ñu mën ko cee def te mu am transparence boo xam ni loo ci dugal dafa lay laaj sa numéro de téléphone tant que dugaloo numéro de téléphone bi du jàll te boo dugalee numéro bu méngoowul ak sa tur boo dugaloon nga ni Papa Ngagne Ndiaye inventé numéro téléphone beneen da koy rejeté
parce que du sa numéro boobu moo enregistré Sonatel. d'accord pour mu wóor ñu ni yow yaa joxe xaalis bi. te sénégalais rek nga mën a doon. donc amul kenn ku mën a jaar fenn pour jox ñu xaalis bu dul bu sénégalais. d'accord loolu c'est important nga leeral ko transparence totale. loolu apprécier nañ ko bu baax boobu transparence mais da nga wax ni xaalis bi barul quoi comme ni mu doon gaawee. est-ce que mënuñu ci jàng ni askan bi dañu tàyyi ci seen ay laaj la ñu tàyyi vraiment jox leen ñu tàyyi nañu ci wala peut-être seen discours moo leen convaincre. waaw déedéet kaay ma wax la est-ce que ban la si. waaw kaay ma dañu tàyyi ci laaj à chaque fois jox leen ñu ak aussi est-ce que dañu tàyyi ci seen discours moo leen convaincre. xam nga bi ma koy lancé dama def enregistré benn vidéo. enregistré vidéo bi ni sénégalais yi maa ngi lancé Kopar Express waaye man am nañ ci sax kii tuuti parce que dépense yi bare na tabaski bi la ñu jógee wax dëgg yàlla dafa metti ñu ne leen vraiment dana metti sawaruñ ci woon trop suñuy jeune wax dëgg yàlla kenn mënu leen fay dañu doon yàkkamti naan ma lan ngeen di xaar. d'accord gaaw leen yónnee koppar bi. ñu dugal ci suñu xaalis ba pare leneen li ma la koy wane Papa Ngagne. est-ce que seetlu nga benn phénomène. bu ñu taxawee di def suñu ay discours quelque part. fu ne la xale di jóge ak mag daw kii indi 2000. lu yéeme la. ñaata xam nga loolu populisme la. déedéet mais ñun laajuñu leen ko laajuñu leen ko. d'accord yéene boobu moom mooy traduire c'est-à-dire que sentiment bi ñun dañu naan yéen amuñu lu ñu leen defal bu ñu ko amoon million jox leen ko. d'accord lii lañ leen mën a jox. léegi Cheikh Tidiane loolu lu rëy la ci ñun léegi ñu ñëw nag ci li nga bëgg. lu rëy la ci ñu yaatal ko parce que li nga ci junj ci programme bi am na solo lool ci rupture yi nga xam ne vraiment am ngeen ci yéene mais ak lan nga yaakaar ni fi mu nekk ni askan wi mën nañ ko xaar ci bu fekkente ni tabb nañu seen suppléant yi ci assemblée nationale. waaw te ñuy gëm ni incha allah li ñu gis ci campagne bi te jeexagul te suñu caravane tournée nationale complète lay def. bu jógee Kédougou mu nga Goudiri continuer noonu Kanel dem Matam fépp la ñuy dem. doog a dem vers le sud. engouement bii ñu gis. bu ñu yàlla dimbalee yokk ñu sutura ba ñu yegg ca la ñu war a yegg danañu am victoire boo xam ni non seulement danañu gérer assemblée nationale. mais danañu gouverner le pays. comment Sénégal naka gouverner Sénégal. ba tax na. waaw gouverner Sénégal. ba tax na ñaari liggéey la ñu liggéey ci régime bii nga xam ne ci la ñu nekk. muy présidentiel. ñaari liggéey naka ngeen mën a gouverner Sénégal. ñaari liggéey la ñu liggéey. waaw mais dama bëgg nga leeral ma parce que man loolu xaw ma. mooy législature bi. parce que assemblée dafa am noo ko yoree. ñu def ci ay jàngat def ci ay poñ yoo xam ne noonu la ñu war a yoree assemblée. waaye comme gëm nañu ci kattanu yàlla ni dinañu am majorité te dinañu gouverner. parce que Macky Sall ci boppam loolu pour wax la ko rek nee na bu premier ministre bi mu waroon nommé depuis le 20 décembre 2021. bi ñu promulgué loi bi ba tey. tout à fait. te mu nekk dans totale illégalité moom ci boppam. nee na bu koy nommé li tax muy xaar ba élection yi jeex dafay jóge ci ki nekk majoritaire. te mooy li jaadu. donc bu ñu nekkee majoritaire. ñun ñooy am le premier ministre. parce que assemblée nationale moom mooy yor politique gu réew mi. d'accord mais politique gu Macky lay yor bu boobaa. déedéet xam nga lu tax. bu nommé premier ministre kay nag. kaay ma wax la politique gu vision lay kaay ma wax la lu tax déedéet. kay. xam nga président de la république mu dàq ko aussi. waaw kaay ma wax la Papa te bu ko neexee mu dàq ko aussi. déedéet kaay ma wax la. waaw xam nga boo yoree majorité assemblée nationale. waaw avantage bi mooy lan. te Ousmane Sonko nee na bëggul moom. waaw kay ma expliqué la mais xam nga ni Ousmane nee na bëggul. waaw xam ne sax mënul laaj parce que du nekk député. waaw xaaral wax la rek. xam na boo yoree boo amee majorité assemblée nationale avantage bi mooy lan. gëm na ni incha allah danañ ko am. ok président constitution daf ko may ay pouvoir yoo xam ne pouvoiru boppam la moom rek ko am. keneen amu ko. 14 la yem. yoo xam ne moom rek am sañ-sañu def ko. leneen lu dul loolu ci constitution te constitution mayee ko lu ñu war a doxalee réew mi. moom président dafay signer premier ministre signer. donc déjà rek pour won na ne violation bi muy def depuis décembre 2021. 14 yooyu bu ñu ñëwee danañ ko bàyyee. mais assemblée nationale moo am sañ-sañu jël initiative loi. suñuy député bu ñu ñëwee dañuy def ay proposition de loi. proposition de loi pour réformer. parce que gis nga premier ministre du Sénégal. dañ ko joxul gëdd rek Macky mi moo ko joxul gëdd. mais gis nga depuis 2001 constitution bu 2001. dañ ci dugaloon ay dispositions dormantes yoo xam ni kenn jëfewu ko waaye mu ngi ci constitution bi. ci loo xam ni pouvoir du premier ministre la. lu mu am sañ-sañu def ko. y compris sax ay nomination tey président Macky Sall présidentialisme bu rëy taxat mu téye lépp ñun foofu la ñuy commencer mooy réformer ak changer loi yi. gis nga dafa am. Assemblée nationale ci mode de fonctionnement am
tey dafa jël boppam soumettre ko ci exécutif. loolu la ñuy njëkk a dindi. assemblée nationale jël totalement indépendance am. te gis nga lu am solo mooy li nar a xew incha allah moo tax sénégalais yëpp même ñi nga xam ne président la ñu àndal bu fekkee Sénégal quand même réew mi. moo leen gënal président. parce que moo leen war a gënal jëmmu doomu aadama. lii nar a am dafay baax ci ñoom moo tax ñu war koo sàkku. pour la première fois de notre histoire ñu jëm ci élection yoo xam ne président bi du ci bokk. parce que Macky Sall moom pare na du am 3e candidature am. bay am 3e mandat. dana organiser élection yoo xam ne day wuti keneen ci camp indi ko. ñun ñu am candidat wala ay candidat yu dem jongante kook te gëm nañu ni ku mu mën a doon ñu duma ko. dañu am chance su réformer système bi avant sax ñun ñuy ñëw au pouvoir. parce que dañu ni tey système bi fii nekk boo ñëwee mu jox la ay capacité ak ay pouvoir nga mel ni buur. da ngay am propension ak tendance su def lu la neex. waaye gis nga diggante 2022 ak 2024 bu ñu amee ñun majorité. moom. absolu relative. dafay obligé bu ngeen ci am rek baax. waaw dafay obligé composer ak ñun. maanaam gis nga une gouvernance concertée. ci lañ koy doog a am au Sénégal. maanaam président Macky Sall dootul sañ def lépp assemblée du mën a sañ def lépp. dañuy toog waxtaan. ñu ni bëgg nañu def nangam. ñu discuter ba déggoo ko. assemblée nationale ñu libéré ko. D'accord. justice ñu libéré ko gis nga li ñuy wax équilibre et séparation des pouvoirs. mooy li ñu bu njëkk a bëgg a def. assemblée jël complètement indépendance am. loolu dina am xam nga comme assemblée yor exécutif ma koy continuer yor 2022 ba 2024. assemblée nationale su ko defee ñun ñu am sañ-sañu réformer loi yi. nga jël code boo ci mën a jël am na yoo xam ne depuis 1976 kenn laalu leen xoolal foncier au Sénégal. ni mu mel. code du travail ni mu mel. gis nga même baisse des prix. parce que suñu programme dafa am ñaari piliers. benn bi li ñu tuddee refondation du pacte républicain. ci la ñu dugal équilibre et séparation des pouvoirs ak ay mesures concrètes yoo xam ne assemblée mooy voter ay lois. ni justice conseil supérieur de la magistrature bi nga xam ne président daf cee nekk. di ko présider di def lu ko neex. magistrat yi ñu leen di bundu xataal di leen tiital. ndax mën nañ leen a sanctionner wala ñu dugal leen garage ba tax ñuy tënk seen bopp. danañu couper loolu.